الرحيم كأنه خير المخدود أنه ولا دالنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم وحد الله السماء لم يلد ولم يكن له كفوا اللهم صل على سيدنا محمد من فاتح لما أمير فاتح لما سبق الناصر رحمك والهادي إلى صحبك وعلى آله كمان إبراهيم جاي كل جانب تبصير في المؤمن يا جاي أمير أمير فتنة أمير كذي وسيا أنا ما بقول كذي أمير دار تبارك الله ما شاء الله كل جانب تجاوب te kër ga ay élèves te bañ leen jàppee ay xale boo ko jàppee xale rek encadrement bi dina des donc di gërëm sama mbokki politique yi teew fii lii dafay firndeel rek ni jàmm moo am solo tey ji représentant parti politique yëpp ñoo ngi fii ndax ab dëkk bu ñu ko bokkee séq ko bëgg koo tabax donc ci jàmm rek ak dal leen ko mën a tabaxee mais kenn mënu koo tabaxee ci tëjuroo ak ngaayoo donc maa ngi def benn appel solennel à tous les responsables politiques te lépp lu ñuy defati ñu teg ko ci jàmm teg ko ci yar teg ko ci teggin te bañ ko teg ci ak xiiroo ak ngaayoo loolu amul benn njariñ waaye di gërëm aussi ñi organiser bis bi Iba Thiam dong foog naa ne bu doon moom du agsi fii donc dafa am ñoo xam ni ñoo ci jàpp lool muy organisation parti PUR lu fi nekk ñoo ko fi def comme ñoo ngi leen di beral loxo yéen aussi tey suñu xool dafa fees du ñu wax dañuy gërëm di sant rek di ñaan yàlla lii nag ñu pérenniser ko mais di def mention spéciale à Fallou Lay gàcce ngalaama li nga def rëy na ci waa Ngaye dafa loo ko Iba Thiam mais waa Ngaye gépp nga ko defal donc ñu ngi lay wax a jaaraama timis bi mi ngi dugg mais dinañ gërëm ko mel ni monsieur Lamine Niang parce que lii lépp moo ko doon coordonné ba mu egsi fii kon ñoo ngi koy gërëm di gërëm l'ensemble des directeurs yi nga xam ni dugal nañ ci seen loxo ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu amul fu mu yam donc benn message rek la ñuy lancé mooy na ñëpp ñaan li ñu tàmbali yàlla may ñu ci ndam bi nag mu nekk ndamu Ngaye parce que ñun Ngaye rek moo ñu ñor jeunesse su Ngaye rek ñoo ñu ñor jigéen ñi Ngaye rek ñoo ñu ñor xale yi ñoo ñu ñor mag ñi ñoo ñu ñor kon Ngaye moo ñu ñor te képp ku Ngaye ñor foog naa ni war ngaa yëkkati sa tànk dox ci li doxal Ngaye donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que dañu wax ni kuñ ni nag bii yaa ko moom bu la suurul bu ñu ko toggoon jox la kàddu la suur kon li fi génn ci ay kàddu yi kàddu yu mbaax kàddu yu teraanga ay témoignage ñun suñu tournée di waxaat day mel ni dañoo fukkale te fukkale wuñu ñu ngi gërëm monsieur Djibi Diop ci présentation bi lépp rafet na di beral sama soxna Sale ci sànce bi donc ñu ngi lay gërëm di la beral loxo bu baax a baax bàyyiwuñu kenn nag donc de lancer appel à la jeunesse mecquoise. Il est temps que la jeunesse s'active sur le plan politique. Bu njëkk dafa am lu xewoon on aurait considéré la jeunesse comme koo xam ne au second plan rek lay ñëw mais jamono toll na foo xam ni li ñu leen daan wax naan l'avenir appartient aux jeunes. Non, l'avenir n'appartient à personne. L'avenir n'est pas un endroit où nous allons. C'est un endroit que nous construisons. Et se construisent, détruit aussi bien celui qui construit que l'endroit. Comme l'avenir, c'est le présent. Je fais un appel solennel à toute la jeunesse mecquoise. lii doxal dëkk bi dañuy jóg taxaw tekki seen loxo man gëmuma alternance générationnelle man solidarité générationnelle laa gëm xale kese am na lu man mais mag ak xale bu ñu lënkoo aussi am na lu ñu man donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bis bi jeex. enseignement mooy ñu jël li nga xamul xamal la ko loolu mooy li jàngalekat yi di def mais jàngalekatu Sénégal dafa am sargal bu ñu ko war a defal ndax day jàngale di éduquer éducation boobu nag mooy li parents yi war di def bu nekkee ci kër ga am na parents tam yuy jàngale waaye éduquer mooy di yar xale bi di ko yar ci sunuy valeur di ko yar ci li nu bëgg a nekk ak fi nu bëgg a jëm ndax ñun kat nekkuñu foo xam ni teraanga ju bari daf fi wesaaroo li fi amit lu néew la ñu war di ko sàmm di ci yar xale yi pour ñu ànd ak ngor ànd ak jom xam ni fu nu bëgg a egg itam mën nañ fa egg barki démb dafa am doomu ngaay bu ne woon man bala maa wàcc ci lii ma nekk ci armée bi dinaa yor grade yëpp yàlla def ko tey muy semga barki démb ñu am keneen jox ko au commandement
ANSD ñu yor ko kon président Macky Sall aussi mi ngi góorgóorlu di def yi nga xam ni jox na ngaay cër boo xam ne itam méngoo nañ ko ñu ko ciy sant. ma gis fi léegi beneen doomu ngaay bu ñuy wax Diouf dama xool internet gis benn doomu ngaay bu yor benn restaurant Amérique mu nekk dëkk bu ñuy wax Auckland. ma woo ko ma ni ko yow ngaay nga dëkk mu ni waaw ma ni ko yow nan nga mën a yore restaurant bu toll nii ñu koy wax ci Amérique ñëpp di ko wax te amoo dara ngaay defoo fa dara ba nu xam fan fa ne. mu ni ma maire man nekkoon naa ngaay daan naa fa football ngaay Diagne bokkoon naa ci conseil municipal yu Saliou Diagne xam naa ña fa nekkoon ñëpp ma ni ko waaye man xaw ma la kenn xamul te ñëpp ngi lay wax. mu ni ma semaine prochaine mën naa ñëw ma ni ko boo ñëwee soo defee dara ñu tudde la fi lu rëy tudde ko damel américain bu jëm fii jëm Ndar bu fi jaaree xam ni ngaay nga dëkk. kon tey bu ma gisee mu créé fondation bi yóbbu xale yi Dakar loolu mbégte la mooy wane ni doomu ngaay fu nekk lay mën a am tur fu nekk lay mën a am taranga waaye lu mu xëccoon yàlla na ci ànd mu daan ci. kon xale yi maa ngi leen di ñaax ngeen gën a góorgóorlu fii ma nekk nii man ngeen fee nekk ba passé ma fa ma jaaroon man ngeen a jaar fu gën a sori ba passé ko kon li ñu bëgg mooy ñaanal leen yàlla may leen ngeen nekk foo xam dañ daan wax ni ñun sax mënuñu woon a xalaat foofu président de la république jóge fii ministre yi jóge fii maire ngaay jóge fii itam bu ñu paree ba joxaat suñu rakk yi ñu jox suñu doom yi mais yeneen maire nekk fii mais nag bëgg naa mu nekk ci jigéen ñee itam maa ngi leen di sant di leen gërëm kontaan naa lool Ibrahima. Monsieur le maire de la commune de Mékhé, monsieur le représentant du CODEC, cher ami Ibrahima Thiam, chers élèves, chers parents d'élèves, chers jeunes entrepreneurs natifs de Ngaye Mékhé, je vous dis bonsoir à tout le monde. Et je vous souhaite la bienvenue à cette journée d'excellence qui a été donc organisée conjointement par Belli Group Service et M. Ibrahima Thiam. te li ñu tax a jóg ci loolu mooy origine bi dañu nekk di liggéey ci agence de voyage ak quelques années d'expérience bu ñu ci am ñu woon dinañ taxawal suñu yëfu bopp parce que ku xool actualité bi jamono ji xam ni doomu ngaay ñi ngi def différence ak partout à travers le monde ak fu ñu mënti nekk rawatina Sénégal que jeune entrepreneur bu mënti doon ak ci activité boo mën di nekk war nañu mën a def loo xam si nii bu ëllëgee bu ñuy wax ni ñii ñooy doomi ngaay ñi nga xam ne si de amal nañ njariñ seen gox ñu mën na caa lim ci loolu buñ taxawalee suñu entreprise bi et l'entreprise n'est qu'une cellule sociale amul lu dul ndimbal bu ci wërta mën a jógee jëm ci askan wi on a pensé à la jeunesse ñu xalaat ni que lépp lu ñuy def nañ ko jëmale ci la petite enfance la jeunesse nañ ko jëmale ci ndaw ñi nga xam ne si la ñooy avenir ëllëg ci loolu le leen jugoon première étape bi ñu demoon am ay contact ñoo xam ni samay clients lañu partout à travers le monde suñuy dem man maa leen jaay billet d'avion ñu démarché te dañu bokk ci ay association yoo xam si ni la ay crèches yu nekk partout au niveau du Sénégal moom la ëmb bi mu demee mu waxtaan ak ñoom ñu xamal ni ñu besoin bi am na foofu ñu dem ci benn crèche bu nekk Kër Massar ñu koy wax benn institut franco-islamique Kër Bilal bi nekk Kër Massar foofu lañ commencé woon suñu activité yi biñ demee ñu jox ndaw ñi xale yi ay cadeau dëgg yàlla ñu rafetlu ko lool ñaanal ñu ci te ginnaaw loolu mënuñu def lenn bàyyi suñu dëkk ngaay lañ juddoo Belli lañ cosaanoo li ñuy def Belli lañ ko tuddee li ñuy jëf ñu ngi koy commencé ngaay te incha allahu muy Kayoor ak fu mënta nekk si àdduna bëgg nañ fa teg suñu tànk ngir fësal suñu yéene. ci loolu ñu ni acte bi ñuy def ci xale yi ci ndaw ñi idée bi ñu ci amul mooy jàppale ndaw ñi ginnaaw bi ñu jugee ci étape boobu dem ci deuxième étape ñëw ngaay ñu ni woon comme li ñuy def concerne la jeunesse bi ñu ni on va passer par la jeunesse te ki fi nekk
muy Ibrahima di xale bu am jom bu am fulla am fayda ñu ni woon buñ ci liggéey ak moom xëy na niñ ko bëggee suñu borom dina ko jàppandi ci loolu moo taxoon ñu contacté ko waxtaan ci ak moom mu rafetlu ko te facilité nañu wax dëgg yàlla tâche bi organisation bi koo gis xam ni lu mucc ayib la wax dëgg yàlla sant nañ ko ci Ibrahima vraiment on te doit des honneurs je vous remercie merci.